salaamaaleykum waa groupe bi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax waa OSR ñu ngi leen di bëggee Thierno Ndiaye ziar naa la bu wér di kontaan ci yow di kontaan ci ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci OSR officiel Sénégal rek di page bi nga xamante ni foofu la ñuy jaarale suñu ay kàddu jëmale ko ci askanu Sénégal ngir di leen yee di leen sensibiliser ci dérive yi nga xamante ni moom moo am ci gouvernance Macky Sall ba tax na ñun duñu tàyyi mukk à chaque fois dañ leen koy wax waaw on va pas se décourager on va jamais se décourager duñu décourager mukk waaw li alxuraan di wax ne wa in udtum udna waaw suñu fekk ñu ngi continuer di def lu bon rek ñun ñu ngi continuer di ñëw di dal seen kaw duñ leen may dara nag waaw. Mais je rappelle que toujours, on parle dans le respect, waaw parce que nit lépp looy wax rek wax ko ci yar ak teggin waaw moo tax may profité di ziar ñëpp di leen nuyu di leen ndokkeel di bëgg ci yéen bu baax a baax di leen wax nag ngeen partager vidéo yi il faut partager les vidéos maximum de partage et minimum de non partage il faut beaucoup partager waaw parce que partager dafay tax voilà vidéo yi sori fu nekk mu àgg fa ñëpp mën ci jëriñu ku nekk ñu mën la yee parce que dañoo bëgg a wax ak sénégalais yëpp tous les sénégalais lañ bëgg a waxal les sénégalais de la diaspora sénégalais yi nekk Sénégal nga xam ne yeewooguñ mën nañu wax sax ne les sénégalais de la diaspora ñoom ñu ci bëri wane nañ seen bopp ci élection yi nii passé muy élection présidentielle yi ñoom wane nañ ne fuñ ne la fa am ñoom adopté wu nañ ci loolu te am nañ mentalité boobu noonu léegi nag il nous reste nos amis sénégalais nos compatriotes qui sont au pays waaw daf ci bëri ñoo xamante ni ñu bëri dañoo réer donc ci réer googu noonu moo tax Macky Sall entamé VDN prolongé bi xam nga pareegul mu ñëwaat naan dañuy defal ay BRR xawma BSR man juste kii daal vraiment daf ñu yàpp quoi ak ay TR bi yaa ngi ci def des milliers de millions de milliards astafurlah xam nga lor nit ñi xam nga te amul ñu benn njëriñ pareegut nga naan da ngay lancer waat ay yeneen projet ah mais bala ngaa entamer waat yeneen projet mais il faut nga achever yi nga xamante ni moo nekk en cours mais VDN prolongé bi comme pareegul te waa géej waaye ñuy sonn seen déviation yi sonal na leen métti na trop mais waa ji daal dafa manut ba pare dafa dëgër bopp xam nga boo manut da ngay ba waaw soo manut da ngay bàyyi waaye manoo di forcer loolu baaxut ñu ànd ak moom rek ñoo koy protéger waaw ñu ànd ak moom rek ngay dégg ñu koy protéger te ñooñu c'est pour leurs intérêts leur propre intérêt waaw intérêt crypto personnel noonu la ñuy doxee donc kon waa Géejawaay daal ñu ngi leen di masawu waa ji ñëw na fa démb dafa leen ay folklore te seen VDN prolongé boobu pareegul yaa ngi gis TR baa ngi nële ma nga poussière tilim salté te ay milliers de def na ci mille milliards te amul benn njëriñ diggante Dakar ak Diamniadio 1000 milliards pendant ce temps xale yi ba léegi ñu ngi jàngee ci abri provisoire yi pendant ce temps hôpitaux yi ñu ngi am problème mu ay hémodialyse appareil bi pendant ce temps ñu ngi am problème mu radiothérapie pendant ce temps enseignants yi chaque jour ñu ngi ci mbedd mi di grève pour ñu fay leen seen ay indemnité xoolaat seen ay conditions te ñoom ñooy jàngal xale yi mais xam ngeen ne loolu métti na ah moo tax ma ne leen waa ji day làmbatu rek waa ji manut kon partage leen vidéo yi ñu waxtaanee tey dàq bi nga xam ne moom la nekkee temps yi di dàq nit ñi ku wax ci 3e mandat bi mu dàq la waaw moom fu mu nekk nii moom ku wax ci 3e mandat bi rek dalay dàq waaw léegi wane na vrai visage am xam nga mu ngi wane ne c'est un vrai dictateur c'est un grand dictateur parce que un dictateur mooy ki nga xam ne da nga toog ba pare nag kenn du wax xalaatam waaw nit war na mën a ànd ak yow ba pare di la wax di la wax dëgg mais yow su fekkee yow nit nga ah suy nit di ànd ak yow nga jox ko ay postes yu baax comme ministre conseiller wala nga def ko directeur général wala ministre plein mu lay wax dëgg
mais ko da ngaa war a xam ne daf laa bëgg nag ah léegi nag bala ñoo continuer ci affaire Moustapha Diakhaté bi léegi dem na leen di tegal ki nga xam ne moom mooy Seydina Fall Bougazelli c'est un responsable politique à Guédiawaye responsable APR à Guédiawaye ba pare nag nekk député bu Benno Bokk Yaakaar ma tegal leen li mu wax ba pare ma soog a ñëw. mi ngi andi coow fii ci Sénégal ñu bari ñu ngi naan président de la République dafay lal ay pexe ngir laaj li nga xam ne mooy 3e mandat ba nit ñi di ko artu en tant que ku bokk ci APR jege it président yow loolu noo ko gisee. li ma ko gisee mooy xam nga boo xoolee juridiquement yoon may na président mu demander 3e mandat ba tax na 3e mandat boobu président dina ko laaj parce que sénégalais yi soxla nañ ko ndax def na fi loo xamee ni bëgg nañu mu amaat beneen mandat boo xamee ni dina yóbbu Sénégal fu sore ba tax na ñun waa APR yëpp danañ takk suñu ligg xeex loolu jàppale ko te di ko waajal bu baax te xam ni mooy suñu candidat danañu demaat ay élection gagné joxaat ko réew mi mu liggéey réew mi dama leen di wax lu leer juridiquement yoon may na ko te dina ko laaj. yaakaaroo honorable mu andi coow ndax gisoon nañu ne mu ne 2e mandat nekkul li ko tax a jóg mais ñu bari ñu féete ci opposition bi ñu ngi koy artu ne 3e mandat bu ko laajee rek mën na di ay jafe-jafe. waaw xam nga opposition bi ñoom li ñu mën mooy wax dañ leen di bàyyi ñu wax président di jëf li muy jëf te même président bu fekkee ni dem nañu ba moom bugg ko woon laaj sax sénégalais yi ñoo koy téye na ko doo dem ndax li mu def ci Sénégal amul benn président bu ko fi mës a def ba tax na li ma leen mën a wax mooy juridiquement yoon may na président de la République mu laaj 3e mandat te dina laaj 3e mandat te dana ko man maa wax en tant que député en tant que responsable de l'APR en tant que responsable de l'APR may wax man la engagé que ni président dina laaj 3e mandat te dinañ ko xeex dinañ ko jox 3e mandat ndax liggéey na ko ci réew mi APR nag amul benn candidat amuñu benn candidat en 2024 képp ku la ne APR am na beneen candidat en 2024 ku le président Macky Sall da lay nax ñun président Macky Sall mooy suñu candidat te incha allah dinañu porter combat bi buñ ci yeggee danañ ko xeex ba danañ ko falaat tegal ko ci bopp réew mi ndax liggéey na fi loo xamee ni kenn du ko bàyyi noonu muy dem kan moo ko mën a remplacer président Macky Sall fii ci Sénégal amul ñu fi nekk ñëpp di wax y en a pas dañuy wax rek Sénégal yi doy la guñ ci kon donc loolu ñun dañ koy sauvegarder ànd ak moom mu mandat bi ñu ko jox mu yeggale ko ci jàmm laajaat beneen mandat comme que yoon may na ko ñu joxaat ko réew mi mu liggéey réew mi Sénégal jëm kanam mais moom lu wér te wóor mooy 3e mandat moom président dina ko laaj te dina ko am bu soobee yàlla. voilà sama mbokk yi yéen a déggandoor mbir mi mu ngi noonu xam nga leer na léegi nag nañu xaar ba xam lan lay def moom Seydina comme ñeneen ñi bu ñu waxee ne mu ngi nekk ci 2e et son dernier mandat moom la Sori Kaba wax RFM mu dàq ko moom la Moustapha Diakhaté wax TF Sen TV mu dàq ko léegi nag Bougazelli moom mënu kaa dàq parce que Bougazelli député la donc moom il faut ñu lever immunité parlementaire am léegi nag su fekkee ne Macky Sall président de la République yow la ñuy waxal su fekkee ne li ngay oote dëgg la ci yow da ngay bañ ko wax 3e mandat ak lu mu ci manti wax nag moo xam loo xam ne arrangé na la wala arrangé wu la nga dal ci kawam génnee jaas ji dagg boppam léegi comme yow da ngay proposer ay loi di ko jàllale par force assemblée parce que yaa fa am majorité mais waxal sa kii majorité sa majorité bi ñu lever immunité parlementaire u kii nii Bougazelli parce que dafay yow yaay buum di buum mi kañ te li ngay bañ moom kenn du ko def mënoo tëb rek dàq ko parce que Seydina Fall moom nommé wuñ ko dañ ko élire c'est un député léegi comme que li ngay woote nag dëgg la ci yow président Macky Sall ñu bëgg a xam ne yow ah bëggoo 3e mandat su fekkee loolu nga bëgg a wane léegi waxal ne député yi mooy majorité bi nañu lever immunité parlementaire bu Bougazelli parce que Bougazelli nee na yow président Macky Sall di nga am 3e mandat di nga présenté wu te di nga gagné te nag gis nañ ne sa gars yi lépp lu ñu daan wax depuis 2012 ba léegi après day mujj nekk réalité waaw loolu lañ la bëgg a leeralal Sori Kaba dem na ci grand jury wax ne yaa ngi ci sa 2e ak sa dernier mandat nga limogé ko Moustapha Diakhaté pareil
dem Sen TV ci seen jotaay Ahmed Aïdara waxaat la même chose nga limogé ko léegi nag Seydina Fall Bougazeli député Benno Bokk Yaakaar nee na yow Macky Sall wax ji nga waxoon ne 2 mandats ngay def nee na loolu du dëgg Seydina moo ko wax nee na loolu amut nee na yow di nga def 3e mandat te da nga koy gagner par force da ngay nekk candidat 2024 ba pare gagner affaire bi par force. Voilà léegi sama live bi passé maa leen doon wax ma ne leen xeetu nit yi nii nga xam ne ay mbalit lañ comme genre ay Seydina Fall yi nii nga xam ne ñoom Sénégal seen yoon nekkut ci Sénégal li leen intéressé mooy préserver seen poste yi moo xam nga nekk député wala nga xam nekk ministre wala directeur général boo xam ne yaa ngi ko amee ci magistère u Macky Sall yow li ngay fexe rek mooy Macky Sall bu mu fi mas a jógee te bëri na ci morom bëri na ci morom parce que bu fi Macky Sall jógee ñoom dootuñu nekk ci dara amuñ métier man ak ñoom ñoo yam amuñ métier xamuñ dara amuñ luñ def politique moo tax ñu réussir donc kon genre Seydina Fall yi bés bu fi Macky Sall jógee ñoom genre Seydina Fall yi nii bu fi Macky Sall jógee dootuñu tekkeeti dara parce que représenté wuñ rien au Sénégal te amuñ métier politique moo tax ñu am li ñu am ni moo tax ñu àgg fu ñu àgg moo tax sénégalais yi xam leen moo tax ñu nekk député bëri na ci ay morom ñoo xam ne politique a tax ñu nekk ministre waaye du seen compétence politique moo tax ñu nekk député waaye du seen compétence politique moo tax ñu nekk directeur général société waaye du seen compétence yeneen réew yu baax yi nag ñoom duñu falee nit ci ay kii sama partisan la wala dara dañuy fal nit ci compétence am l'homme qu'il faut à la place qu'il faut maanaam kii lii la man farut ak man mais dama ko koy jox waaw kii lii la man lii compétence am la donte àndut ak man mais ñun nous travaillons pour le développement du pays dañuy yëkkati mbir mi na ko am yow lañ koy jox pour nga liggéeyal Sénégal donte ànd ak ñun waaw léegi daal ñun daal bëgg nañ président Macky Sall mu gindi ñu leeralal ñu édifier ñu parce que nee na day bañ ko wax ci 3e mandat bi gis ngeen Seydina Fall fu mu génn nooy na comme ni koy xale yi di waxee moom ñoom Moustapha Diakhaté ak ñoom Sori Kaba dàq nañ leen parce que dañoo wax ne Macky Sall ne peut pas avoir un 3e mandat mu dàq leen léegi nag intimider na ñëpp am na sama benn mbokk sax bu ñuy wax Ibrahima Ndoye xaaral ma tegal leen ko Ibrahima Ndoye sama benn mbokk la sama cousin la sax nekk ministre conseiller moom dafa am benn journaliste bu ko doon laaj ci affaire bi mais li mu ko tontu moom damaa bëgg ma tegal leen ko en direct ngeen seetaanal ko seen bopp quoi. xaaral ma tegaat ko ngeen déglu. question wu 3e mandat président Macky Sall lan moo tax muy gêner le camp présidentiel. mais yow xanaa da nga bëgg ñu dàq ma. waaw firndeel baa ngi noonu. non dama. ma playaat. question wu 3e mandat président Macky Sall lan moo tax muy gêner le camp présidentiel. mais yow xanaa da nga bëgg ñu dàq ma. waaw firndeel baa ngi noonu. non dama. yéen a ngi dégg Ibrahima Ndoye c'est mon cousin c'est un journaliste nekkoon RTS doon fa liggéey mais bu Macky Sall ñëwee bon créer parti dafa dem ànd ak moom il a le plein droit dem ànd ak Macky Sall dem politique léegi nag il est devenu ministre conseiller mais journaliste bi da ko laaj ci affaire 3e mandat bi mu ne ko xanaa da ngaa bëgg ñu dàq ma kon déjà léegi ñoom ñu war nañ seen bopp quoi xam nañ ne léegi ku wax ci 3e mandat bi waa ji da lay dàq ñun moom dañoo libre ñun ñu ngi nii waaw ñun kenn faluñu ñun Macky Sall joxuñu ñu lekk joxuñu ñu naan fayuñu salaire dépendre luñ si moom waaw ñun ñu ngi dund di lekk di naan di sol ay yére yu rafet macha allah yàlla na yàgg waaw te ñun dañoo libre waaw on est libre dañuy wax suñu xalaat nu ñu neexee te kenn duñu dàq ñun kenn mënuñoo dàq Macky Sall
Monsieur le Président Macky Sall, vous n'avez pas droit au 3e mandat. Man maa ko wax man. El Hadji Abdoulaye Ndoye. Waaw, maa ngi nii. Dégg nga ma, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas droit au 3e mandat. Ok. Léegi Seyd Kaba wax na ko. Dàq nañ ko. Jaxate wax na ko dàq nañ ko. Léegi tegal naa leen Bougazelli sànq. Léegi pour ñi nga xamante ni ñoom jotuñu woon fekkee début live bi léegi xaaral ma tegaate leen Bougazelli li mu wax ngeen déglu ko bu baax a baax. mi ngi andi coow fii ci Sénégal ñu bari ñu ngi naan président de la République dafay lal ay pexe ngir laaj li nga xam ne mooy 3e mandat ba nit ñi di ko artu en tant que ku bokk ci APR jege it président yow loolu noo ko gisee. ni ma ko gisee mooy xam nga boo xoolee juridiquement yoon may na président mu demander 3e mandat ba tax na 3e mandat boobu président dina ko laaj parce que sénégalais yi soxla nañ ko ndax def na fi loo xamee ni bëgg nañu mu amaat beneen mandat boo xamee ni dina yóbbu Sénégal fu sore ba tax na ñun waa APR yëpp danañ takk suñu ligg xeex loolu jàppale ko te di ko waajal bu baax te xam ni mooy suñu candidat danañu demaat ay élection gagné joxaat ko réew mi mu liggéey réew mi dama leen di wax lu leer juridiquement yoon may na ko te dina ko laaj. yaakaaroo honorable mu andi coow ndax gisoon nañu ne mu ne 2e mandat nekkul li ko tax a jóg mais ñu bari ñu féete ci opposition bi ñu ngi koy artu ne 3e mandat bu ko laajee rek mu nandi ay jafe-jafe. waaw xam nga opposition bi ñoom li ñu mën mooy wax dañ leen di bàyyi ñu wax président di jëf li muy jëf te même président bu fekkee ni dem nañu ba moom bugg ko woon laaj sax sénégalais yi ñoo koy téye na ko doo dem ndax li mu def ci Sénégal amul benn président bu ko fi mës a def ba tax na li ma leen mën a wax mooy juridiquement yoon may na président de la République mu laaj 3e mandat te dina laaj 3e mandat te dana ko man maa wax en tant que député en tant que responsable de l'APR en tant que responsable de l'APR may wax man la engagé que ni président dina laaj 3e mandat te dinañ ko xeex dinañ ko jox 3e mandat ndax liggéey na ko ci réew mi APR nag amuñu benn candidat en 2024 képp ku la ne APR am na beneen candidat en 2024 ku le président Macky Sall da lay nax ñun président Macky Sall mooy suñu candidat te incha allah dinañu porter combat bi buñ ci yeggee danañ ko xeex ba danañ ko falaat tegal ko ci bopp réew mi ndax liggéey na fi loo xamee ni kenn du ko bàyyi noonu muy dem. voilà léegi leer na nee na Macky Sall dina briguer un 3e mandat te kii nii ci APR la bokk nekk responsable politique Guédiawaye ñu koy wax Seydina Fall Bougazelli damay rappeler rek waaw. donc moom ci ay propos yam nee na juridiquement Macky Sall a le droit de briguer un 3e mandat juridiquement la wax léegi nag kon li olof di wax naan naar bu ndaw bi lu mu wax mu ngi ko déggee ci gàdd ga yéen a ngi seetlu ñëpp ñuy wax à sa faveur ñooñu kenn du leen def dara waaye ku génn wax ne Macky amu ci droit rek mu dagg sa bopp fu nekk ni jaasi la yore sabre la yore ku génn ne Macky amul droit def 3e mandat te bokk ci moom rek mu dagg sa bopp waaye boo bokkee ci moom nag wax ne Macky dana def 3e mandat wala nga ne du ma ci wax wala àggaguñ foofu nous ne sommes pas encore là yow da ngay am jàmm kenn du la wax dara. léegi nag sama mbokk sénégalais yi léegi Seydina Fall mi mu ngi nii défier na leen yéen ñëpp Seydina Fall nous a défié en nous disant que Macky Sall va briguer un 3e mandat mais nag léegi bu ñàkk fayda nag ñun tamit nañ ko déglu bu baax a baax Seydina Fall moo ko wax député nee na la constitution lui permet de faire un 3e mandat kon déjà li nit ñi doon jiixi jaaxa mu ngi bëgg a nekk dëgg mooy ne fu ñuy waxee ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats waxuñ de 5 ans de léegi bu ñu demee nag ba ci cëppaandaw ga xam nga fan la ñuy mujjee mooy li ñu daloon ci Ablaye Wade rek bukki boobu mooy ñëwaat màttaat ñu xam nga nan lay demee 7 ans yi bokk ci constitution bi ñu koy defar boobu fekk na Macky Sall mu ngi ci 7 ans yi parce que il a été élu pour 7 ans en 2012 léegi constitution bu bees bi mu ngi ko proposé en 2016 mars 2016 ci lañ dem élection référendum léegi mu defar constitution bu bees léegi nag fu muy layee ji nañ ko koj il faut ñu koj ko
ñun duñ ay dof de dañ koy koj fu mu nekk nii 4 ans moo ci des mais buñ xoolal bu leen kenn gëmloo ne leen waru leen cee wax nañ ci wax alerter waaw sensibiliser Sénégalais yi conscientiser leen alerter nañ ci wax de bu leen kenn gëmloo naan leen bu leen ci wax dafa teel ay c'est-à-dire teelul fenn gis nga buñ toogee ba ci cëppaan ndaw ga daf ñuy bett te comme ñu doon def la ñuy defaat daf ñuy galgal mboot door ñu mboot ñu daanu comme ni ñu yàgg def xam ngeen moom bi mu faloo ba léegi rapport de force yëpp ñun masuñ kaa gagné le peuple n'a jamais gagné Macky Sall masuñ kaa gagné ci benn combat il a gagné tous ses combats contre l'opposition contre le peuple léegi nag bii nii bu ebo ñu teel a préparé entraîné bu baax a baax préparé suñu ay cumbukaay xam nga mbër boo ko buy dem ci combat il faut nga teel ko wax 6 mois wala 1 an mu préparé ko pour mën a am entraînement mën a xam adversaire am nu muy bëree faay yeeg faiblesse am ak lépp mu jàng ko léegi nag ñun défier nañ ñu nee nañ ñoom danañ briguer 3e mandat te ku ci wax leneen loo xam ne arrangé wu ko ne amul droit bi bokk ci camp mu dàq la léegi nag ñun buñ nekk ay dof nag yenn yi nag wax dëgg yàlla xel moo koy mottali mais buñ nekk ay dof nañ comprendre xam ne waa ji foofu la jëm nag yéen tamit li ñuy wax naan olof dafay wax ne boo ajee doo bëgg ku teen kon déjà fu mu nekk nii ku teen rek moom mu ngi yore jaas day dagg sa bopp kon lum nar mooy dafa bëgg a def 3e mandat léegi Seydina Fall mi dara du ko dal parce que dafa wax ne Macky va faire un 3e mandat il va briguer un 3e mandat ba pare mu ne Macky du moroomu gars yi kenn mënu kaa remplacer loolu la wax si vidéo bi di nee na fii kenn moo fi wan a remplacer Macky Sall xam nga loolu c'est une insulte pour tous les Sénégalais li mu wax noonu mooy nga jàkkaaroo Sénégalais yëpp saaga leen ndey loolu est-ce que loolu gënul sax nga jàkkaaroo Sénégalais yi daggal leen ay saaga ndey sax moo gën nga toog naan fii amut ku remplacer Macky Sall quoi personne n'est indispensable gis nga nguur c'est la continuité même boo commencé woon ay chantier yu gën a mag dëkk bi yëpp nekk ay chantier sa mandat bu jeexee jeex na da ngay dem keneen ñëw toog c'est ça la démocratie jëlal ay tali jamaa wala tali or daf ko ay autoroute commencé ko ba xam ndax sa mandat bu jeexee doo wàcc ñëw keneen ñëw àggale ko yooyu dañ leen di gëmloo ay kii mooy Messi du moromu gaay yi loolu lañ koy def ci boppam fu mu nekk nii il est devenu fou xam nga man tey ku ma doon jay naan moom yi sa waaye yow gars yi live doo seen morom yow kañ moom sa live moom vraiment gars yi nii naa du ma la faale sax damay xam ne rek may jaay rek parce que fii lépp loo mën rek am na ko la ko dàq mais dañ laa fal constitution bi 2 mandat la wax ne moom nga am droit am ngir yàlla respectel sa kàddu nekkal gor président Macky Sall nga respecté sa kàddu te nga bàyyi yi ngay def léegi nag ñun dinañ remercier Moustapha Diakhaté si courage am parce que il est très courageux gis nga xam nga alerté woon na sama kii bii nii passé live bii nii passé waxoon naa leen ne Moustapha Diakhaté dimanche bi di ñëw bàyyi leen ko xel dina wax te bu waxee rek jaas ji dana ko dal parce que bi ko Ahmed Aïdara laajee def ne Macky Sall bu ma dàqee man yàgg naa nekk dara te Macky Sall nekkutoon dara bi may ànd ak Macky Sall mënutoon na signé décret mënul woon fal mënul woon folli donc kon bu ma dàqee ma dem toog sama kër nit da ngay ñeme dëgg man li genre Moustapha Diakhaté yi lañu waroon a am Sénégal dañoo soxla on a besoin des gens comme Moustapha Diakhaté des gens courageux xam nga xam ne yow poste am ko ak ñàkk ko ngay yemale poste lan mooy poste nekk ministre xoju takk cravate monsieur le ministre ngay ngandlu mais kan moo fi nekk ministre pendant 50 ans dafa am gisagu leen ko de bi Sénégal faloo ba léegi bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi mais da ngay xam ne day jeex gëm leen loolu daf ko seen bopp ngeen nekk nit
loo xam ne nag c'est éphémère ngir yàlla da leen ko rafetal gëm leen seen bopp te wax seen président bi dëgg bu ngeen ko bëggee wax leen ko dëgg mu dàq leen yéen ñëpp ngeen xam ne dëgg ci lañ leen dàqee dëgg dafa neex yàlla gars yi nee nañ qulil haqq walaw kaana murran waxal dëgg donte sax dañ lay rey dëgg la yàlla bëgg yàlla bëggul naa feq bëggul seytaane bëggul kuy jay nit malheureusement nag dëkk ba ndeysaan looloo fa bëri ñoo xamante nii dañuy téye nit di ko jay rek di jay ginaar ba mu ne day mbëkkee fu mu nekk nii Macky waa ji maanaam dañ kaa jayee gëmloo ko ne ko yow Sénégal président yu fa jaar yëpp doo seen morom te dañ koy nax ndeysaan oh Macky dañ lay nax gars yi seen poste yi la ñuy préserver dañoo bëgg a continuer di nekk ministre continuer di nekk député continuer di nekk ministre conseil continuer di nekk directeur général loolu lañ bëgg c'est ça qu'ils veulent Macky nekkal nit Macky Sall benn conseil laa lay jox Macky Sall su fekkee da nga bëgg lu leer ah bëgg affaire bi kenn dootu ci waxati ñu tegee ko à côté xam nga nan ngay def da ngay génn ci télévision nationale mën nañ ko publicité def bande annonce bi avant première ne léegi président dafay def benn déclaration jour tel comme par exemple tey la mardi ñu ne samedi xam nga fii ba samedi sori na ñu ne samedi à partir de 20h wala 21h président dina def adresse à la nation à la télévision nationale RTS yeneen télé yi synchronisé ñu ne président day def déclaration léegi déclaration bi na nekk 5 minutes version française et wolof 5 minutes rek mën nga cee def version française ak version wolof nga ne sénégalais yi man le président Macky Sall maa leen di xamal ne duma am 3e mandat bëgguma ko sama mandat bu jeexee fii laa yem 2024 ma organiser élection yi ku gagné ñu xam ne yow yaa gagné 7 ans yi ma def ci la bokk ci 2 mandats yi ci la bokk wax naa leen ko te dinaa ko def mu jeex loolu xoolal 5 minutes rek nga def ci français def ci olof xam nga président buy wax moom ñëpp dañ koy déglu suñu ne président dina def déclaration extraordinaire moom di nga gis journaliste yëpp dinañ toog di xaar télé yëpp di toog di xaar réseaux sociaux yeeg yëpp dina si jàll ñëpp dégg ko mu leer léegi nag ñu jeexal coow li jeex génnal rek ngir yàlla monsieur le président de la république 5 minutes nga ne man le président Macky Sall maa bëggoon a wax ci affaire u 3e mandat bi nga xam ne coow li temps yi bëri na damaa bëggoon ñu ànd liggéey Sénégal te bàyyi waxu 3e mandat 7 ans laa def dinaa def 5 ans bu 5 ans bi jeexee pare naa ci dootuma ko defati mu jeex affaire bi féetee boor yow boo bëggee coow li jeex dina jeex mais coow li boo koy jeexalee ci ay doole ay ku wax nga jaay ko doole dàq bu arbitraire ay dàq yu abusif yoo xam ne kenn xamul benn façon dàq la mooy ne yow liñ lay waxal dëgg la lii nit ñi di laam-laamee dëgg la dangaa bëgg a def 3e mandat waaye nag du yomb de monsieur le président waaw jàppal na du mos a yomb waaw li ñuy wax naan xale mbooya da nga koy xaar ci taatu ndaa la ah ñun noonu la ñuy def dañ lay xaar ci taatu ndaa la xam nga bu mbooya mooy comme bu tàngee ni armatan ngelaw yi tàng yooyu sec xale yi dañuy mar di daw di dem ci ndaal yi di naan xam naa léegi sax mën nañ moderniser wax ji ne xaar ko ci taatu frigo ba comme léegi daanaka ndaa xam naa ne ci dëkk àll yi la am la bëri yooyu waaw léegi daal xale bu mbooyee da nga koy xaar ci taatu ndaa la wala nga xaar ko ci taatu frigidaire ba frigo ba Macky Sall ñu ngi lay xaar ci taatu frigo ba la ñu xaaree ci taatu ndaal yi ba bañ àgg foofu incha allah léegi daal man fu may jeexalee mooy sénégalais Bougazelli lancé nañu défi ñun ñëpp nee na ñoom dinañ def 3e mandat te dañ koy def par force loolu la wax moom nee na dañ koy def par force léegi nag nañ ci bàyyi xel nag ñun nag ñoo moom suñu dëkk Macky Sall moomul réew ma seen waa kër moomu ko xaritam yi moomu ko ñu àndal kenn moomul réew ma Sénégal ñëpp a ko bokk képp kuy citoyen Sénégal rek kenn ëppalewu la ci Sénégal donc nag léegi comme Bougazelli nous a lancé un défi il nous a défié léegi nag on n'a qu'à relever ce défi nañ préparer ñu jóg xeex boo xamante ni xeex bu pacifique lay nekk un combat pacifique pas un combat violent
ootewuñ violence waaw dañ xeex boo xamante ni xeex bu pacifique lay nekk ñu pare pour wan Macky Sall ak ñu àndal na leen Sénégal moomu leen ko le Sénégal apparteniru leen waaw kon donc ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ci page bi nii di OSR di leen wax ngeen partager vidéo yi bu baax a baax maximum de partage encore une fois ñu ngi remercier ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan ci yéen di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf.